salaamaaleykum téléspectateur ak téléspectatrices Yegle TV dalee na jàmm seen xibaaru guddi Karim Wade ak Khalifa Sall ñoom dañoo déposé ab recours ca greffe bu conseil constitutionnel ci mercredi bi ñoom nag ñi ngi contesté rejet bi ñu leen def jëm seen wàllu candidature Karim Wade ak coalition Karim 2019 ñoom jàpp nañu ni mënul nekk ñu génnee leen ca course élection présidentielle yu 2019 li ni mel moo waral rek ñuy ŋaññ waaye nag ñuy sànni xeer attaqué li nga xamante ne moom mooy conseil constitutionnel ñu teewlu récit bi. coalition Karim 2019 ñoom nag déposé nañu niki tey seen recours foofee ca conseil constitutionnel comme yoon ni mu leen ko mayee gannaaw bu ñu rejeté candidature Karim Wade recours googu li ko tax a jóg rek moom mooy ŋaññ ak contesté décision bi nga xamante ne juróom-ñaari sages yi ñoom nag fësal nañ ko niki lundi bi ñu jógee. coalition Karim 2019 di ci yokk ni fu mu toll nii duñu may Macky Sall benn yoon mu dicté loi am wala muy tànn ay nit yi nga xamante ne moom la fas yéene demal ca jongante élection présidentielle yu 2019 ba tax na Khalifa Sall ak Karim Wade ñoom dañoo fas yéene nag utiliser moyens yépp yu ñu leen jox ngir ñu def recours ngir mën a contester rejet seen candidature yi. 2009 Diamniadio nekkoon na ab barab bi nga xamante ne àll la woon te ay guy rek fa amoon fukki at après gis nañu ni fu mu toll nii nekk na ab pôle urbain ba tax na nag pôle économique la ak administratif waaye gis nañu ni sa Diamniadio liñ si gis rek moom mooy ay bâtiment yi nga xamante ne yu rafet ak itam ay édifices dernière génération yokku ci ay hôtel yi nga xamante ne bëri na lool ba tax na nag ñu jàpp ni tey Diamniadio am na beneen xar kanam ndax nekk na ville bi nga xamante ne ville bu respectable la waaye tam ville bi nga xamante ne pôle économique la te li ni mel ku ko waral rek moom mooy kii di vision njiitu réew mi Macky Sall ñu teewlu récit Abdoulaye Timéra. Diamniadio nekkoon ab àll bu bëri woon ay guy niki tey nekk ab dëkk bu taaru nekkat dëkk bu leer mën nañ ko méngale ak dëkk yi mel ni Las Vegas wala Salt Lake City ci réewum États-Unis d'Amérique loolu yëpp ci gis-gisu ab njiit di Macky Sall. ci diirub fukki at ak léegi fa nga xamante ne bi moom moo di Diamniadio ni ki tey ku ko gis ku ne dina ko nawloo te dina ko rafetlu ci taax yi bees yi yuñ fay gis mu nekk tamit ab dëkk bu yees boole ci ku nekk bëgg na fa nekk. buñ ko tàmbalee ci lii di centre international conférence Abdou Diouf ñëw ci Dakar Arena ak sphère ministérielle bi boole ci hôtel bu taaru buñ fa teg ak parc technologique bi ba ci gare Gros Porteur boole ci université Amadou Mahtar Mbow ñu gis ne rek fii di Diamniadio daal di soppi xaru kanam li nga xamante ne bi moom moo di wàllu dem ak dikk bi tamit ngir mën a fa egg daal di yomb buñ ci boole autoroute à péage te du yàgg dara fileek juróom benn weer lii di train express bi tamit daal di fa ne ndax lii nga xamante ne bi moom mooy Diamniadio ak anam yi nga xamante ne moom lañ ko def niki tey dafa ñëw rekk ngir yombal lii di dem ak dikk bi méngoo ak xarale yu bees yi ci anam yu mucc ayib ñu gis ne rek foo nga xamante ne moom moo di Diamniadio ni ki tey taax yi ñoo ngi fay génn bu baax a baax te ñi nga xamante ne ñoo yëngu ci wàllu immobilier rawatina société yooyule ñoom it ñoo ngi fay daal di nekk ngir rek dugal seen loxo ci liggéey boobule ñu gis ne rek dëkk bi nga xamante ne bi dafa bëri woon ay guy ni ki tey dafa ñëw rekk leer méngoo ak jamono ñu mun ko dàkkantalee lii di Diamniadio Lake City yooyu yëpp ci gis-gis ñi nga xamante ne bii ñoom ñoo nekkoon fii ci réew mi ba pare seen yéene moo di teg Sénégal ci yoonu suqaliku bu sax dàkk. président coalition Adiana moom nag mi ngi fësalaat àndam ak njiitu réew mi Macky Sall kaddu yi mi ngi koy yëkkati ca visite bi nga xamante ne amal na ko foofee ca yëmbal ci cité Aïnoumane ba tax na nag mi ngi ñaan askan wi ñu fexe rek ba jàppale Macky Sall réélire ko dès le premier tour ñu teewlu président coalition Adiana Thierno Lo ci micro Mohamed Dieng. ñun dañuy jàppale président de la République son excellence monsieur Macky Sall.
umpulewul kenn ci àddina ni bu ñu neexoon tey ñu samp suñu ndënd am nañ coefficient bi xam nañu réew mi yàgg nañ ci gouvernement mais bu fekkee ne dañu nekkoon ak nit nekk dans le même gouvernement mu nekk premier ministre ñu ne nekk ministre bi président Macky Sall di def sa première sortie en tant que directeur de campagne du président Abdoulaye Wade di dem Gabon man mii la àndaloon man fa ma nekkoon dama nekk di ko défendre ba sës parce que su ma jàppee damay dem ba jeex ci du ma wor moom yàlla suñu borom jaarale ko feneen mu dem ba mu dénk ko réew mi mu woo ma ñëw mu ne ma Thierno ñoo bokkoon benn gouvernement man xam naa la xam naa fi la Sénégalais yi teg dama bëgg nga jàppale ma. ba tey ci visitu président coalition Adiana la ñuy desandi foofee ca cité Aïnoumany pour wax rek ne ministre Thierno Lo moom nag ca visite boobu dalal na jigéen ñi nekk ca cité googu wa jigéen ñi nag ñoom fësalaat nañu yeesalaat seen ànd ak ki nga xamante ne moom mooy ministre Thierno Lo yemuñu fa ñoom nag dañoo fësal rek jàppale bi nga xamante ne kii di ministre Thierno Lo mi ngi leen koy jàppale ngir lépp lu jëm ci wàllu autonomisation maanaam jigéen mën a moom bopp mënal boppam ñu teewlu ci reportage Djibril Dem ak Mouhamed Dieng. ñu ngi fi ci Aïnoumany 3 nekkee ci commune bu Yeumbeul Nord ñoom ñi la démb dalal nañu délégation bu coalition Adiana ci bopp ba ki nga xam ne moom mooy président coalition bi lee di ministre Thierno Lo moom moo ko jiite lii neex loolu jigéenu Aïnoumany ba ñu ko ci delloo njukkal. sunu leket bii dafa law nag ndax président sa leket bii nga ma tegal njëkke woo ko si man te doo ko mujjee si man ñun sunu leket bii bi mu ñëwaatee bii paase laa koy dugal si leket bi te defe naa bi muy yónnee leket bi dafa tegaloo. ñoom ñi le sax ñu ngi xamle ni tey la ñu gën a takku taxaw ba gunge kii di Thierno Lo ba ñu falaat njiitu réew mi ci 2019. di la wax ne suñu ànd ak yow dafa yàgg du tey defe naa ne yëmbal xam nga ko ñëw nga fi ñëwati nga fi te ñi nga àndaloon ñuy ay góor ba tey ñi ngi àndaat ak yow nekk sa ginnaaw ànd ak yow di liggéey jàppale le président de la république ànd ak Benno Bokk Yaakaar ñu continuer liggéey ba falaat ko 2e mandat ginnaaw boobu nag yàlla nañu yàlla may le 24 février ñu feete suñu victoire. coalition Adiana num ko baaxoo di defee ngir yokk bànqaas bi waaye tamit fexe ba fidéliser ñi nga xam ne ñoom ñooy militants yi ñoom ñi la demoon nañu démb ca Yeumbeul li ni mel lu ko tax a jóg rek mooy jaajëfal leen waaye fexe ba jigéen ñi fu ñu toll di défendre kii di njiitu réew mi waaye tamit défendre bilan am. mouvement bokku jom bu Géejawaay ñoom ñi ngi ñaan ñu defaral leen foofee ca cimetière ndax ñoom barab boobu amul cimetière ba tax na nag bu ñu amee ab ku faatu dañ koy mujj yóbbu Pikine wala Yoff pour denc ko bu ñu sukkandikoo ci kàddu ki nga xamante ne moom mooy Fatou Diop di porte parole bi jàpp na ni jot na nag ngir nguur gi jàppale leen di li ni mel nekk na ab doléance bi nga xamante ne lu yàgg la Fatou Diop ñu teewlu ko ci micro Djibril Dem ak Amdi Moustapha Niang. te tamit di wax président Macky Sall mu dimbali ñu si Guédiawaye ñu am ay cimetière na Guédiawaye am ay cimetière tey jii fu génn àdduna dañ lay yóbbu ay Yoff ak ay Pikine fu nekk loolu tamit bëgg naa ñu jàllale ko mu dégg ko. ñu ngi ci Macky tey ba ëllëg ñu ngi koy jàppale dañoo bëgg nag mu ñëw jàppale ñu ci làmp yi ak comme ni ko sama tante Ndeye Fatou muy waxee ci armère yi. waaw ñun ñoo fa nekkal zone Guédiawaye ak marché yeeg yooyu marché bu ndaw ba mu ñëw jàppale ñu fa waaw ñun dañoo bëgg daal Macky Sall ñëw jàppale ñu ndax boobu ba léegi ñu ngi ci Macky boobu ba léegi ñu ngi ci. xibaaru biti réew yi tey ñi ci ànd ak Djibril Dem. xibaaru bitim réew yi dañu koy doore ci bànqaas gi di CPI juge bu CPI moom mile dafa xamle ci àllarba gi ñu nekk kii di Laurent Gbagbo ak Charles Blé Goudé ñoom ñile war nañ leen a libérer décision bi nag démb sax acquittement la cour pénale internationale jëloon ci ki nga xam ne moo fi nekkoon njiitu réew bu Côte d'Ivoire ak ancien leader des jeunes patriotiques bi waaye appel bi procureur yi dañ koo dëggal waaye juge bi nga xam ne moom mooy président bi moom mile dafa sàkkoo ci ki nga xam ne moom mooy greffier bi mu garantir bu ñu ko soxlaa rek ci siège boobule bu di bu CPI
ci ki nga xam ni moom mooy Laurent Gbagbo ak Charles Blé Goudé bu ñu leen soxlaa ci procès en appel. dañu dem ba ca Kenya police moom xamle ne ni tey force de l'ordre yi amaloon nañu ab asso ginnaaw ba ca capitale Nairobi ba ñu fa attaqué lii di benn complexe hôtelier ki nga xam ni sax moom mooy président Uhuru Kenyatta li mu jàpp mooy islamiste yu sebab ñoom ñoo def li ne waaye moom mi ngi xamle ni sax islamiste yooyu ñoom ñëpp fi mu ne faat nañ leen moom njiitu réew mi xamle ne ni def na ab bilan bi nga xam ne nee na fukki nit ak ñeent ñoo ci ñàkk seen bakkan waaye ñi nga xam ne ñoom ñoo ci amee ay gaañu mënaguñoo wax ñaata lañu waaye lu toll daal ci juróom-ñaar téeméeri civil ñoom ñi le moom génne woon nañ leen ci bërëb boobu rawale leen. dañuy jeexale xibaaru bitim réew yi ci république démocratique bu Congo ginnaaw ni ko média yu bari defee ba RFI sax moom tey dafa génne ay résultats yi nga xam ne dañoo jàpp ni ay mbuxum lu ak documents yu ñu for yi nga xam ne dañoo jàpp ni commission électorale bi di seeni ak ki nga xam ni moom mooy conférence épiscopale bu Senko ñoom ñi la génnewuñu documents yi baax documents yi li muy wax mooy Martin Fayulu moom mi lee moo gagné élection présidentielle du 30 décembre wuuteeg nag résultat yi nga xam ni joxe woon nañ ko 30 décembre di xam le résultat provisoire yi seen yi mu joxoon moo gagné élection yi lee di Félix Tshisekedi waaye li ni mel camp bi nga xam ne moom mooy bu Kabila IDPS ak FCS yëpp dañu koobale dañuy jàpp ni rek daa am ñu bëgg a taal dëkk bi rek li moo nekkoon seen xibaaru bitim réew yi lee téléspectateur ak téléspectatrice Yegle TV lii lañ leen indiloon seen xibaaru guddi di leen gërëm ci seetaan bi di leen bàyyee programme Yegle TV